lii nga xam ni moo di environnement bi ñu wër. mais environnement bi nag bu ñu ko yàggee di ko agressé day fayu. dafa fayu te ñun ci suñu bopp fii ci suñu réew yi am na beneen façon agression boo xam ne fii du ma ko fi mën a wax. waaye ni ñu agressé nature bi moo jaaduwul. li ñu teg nature bi moo jaaduwul. suñ force su nature bi yëpp dañ ko bouleversé laal ko dafa mel ni rek da nga fekk benn loo xam ne nii dañ nature bi dañ ko teg ba mu rafet. ñu jàpp ko laal ko bu ko defee li ci nekk yëpp daal di jaxasoo wëndeelu. kon nag lii nekk ñoo ko teg suñu bopp waaye itam nañu xam ni bu fi jógee it bu ñu changé wul doxalin leneen lu ko gën a garaaw mooy ñëw dal ci suñu kaw. lii nag kenn mësu ko gis laal na économie bi laal na ba laal relation sociale. parce que tey gisanteeg sa mbokk wala nga gisanteeg sa xarit yombul heureusement téléphone am te téléphone bi li ma ciy wax sax mooy da ngay tiit ndax suba soo xëyee bu ñu la wooyee. da ngay tiit da nga naan lan moo xew ba ñu may téléphoné. ça veut dire que ñun ñëpp daf ñu toog benn angoisse. lii néew ma amul de xaj na guerre mondiale yi sax ñoo daan indi angoisse yu mel nii. mais même guerre yooyu sax dañu xam ni ñun dañuy xeexante. waaye ki ñuy xeexal ñun gisuñu ko xamuñu ko. mënuñu ko maîtriser. loolu moo tax ma yaakaar ni lii am ci àddina bi atum ren ji musul am fenn. mais lan moo la ci gën a frappé ci doxalin bi fii ci Sénégal ci at mi ñu ko dundee loo xamante ni vraiment. lu la bett mën la. oui te lii dafa bett ñëpp. dafa bett ñëpp gis nga li ma gënoon a frappé mooy bi ñu defee première fois ñu toog ñun ñëpp ci suñu kër yi. oto dawatul. dara dawatul. nga xam ne yow boo génnee da ngay dem dox soxla bu ndaw dellu si waat. changement bi am ci jaww ji. changement bi am ci lu ñu wër kenn déggatul dara loolu lu ma frappé la waaye leneen loo xam ne aussi dafa ma metti woon ba léegi di ma metti mooy képp ku néew doole ni mu lay frappé du ko frappé sax xaj na ki nga xam ni am na ci lu mu jàpp lu mu néew ku si néew ba solidarité boo xam ni am na solidarité bu génnoon et puis ni ko nit ñi jëlee woon par exemple au début da ngay gis ñii xale yaa ngi inventé ñii ngi defar ay masque ñii ngi jàppalante mais dafa mel ni dañu jékki-jékki rek deuxième vague buy ma gën a metti bi mu ñëwee ñëpp dañu toog dégg toog kenn jéem dara wala def dara ñëpp dañu toog rek di xaar parce que nit ñi tamit xëy na dañoo xaw a sonn loolu itam loolu laa la wax man dañ toog exactement waaw loolu moo ma gën a frappé daal waaw Alioune Tine ci mbas mi at mi yow lan moo la ci lan nga ciy jàpp ci doxalin bi fii ci Sénégal waaw li ma ciy jàpp mooy bi ñu xoolee njaal benn gi bi mu ñëwee rek bett ñëpp li nga xam ne moo ma ci gënoon a neex mooy déggoo bi président bi mu toogee woote ñëpp a ñëw mu nekk loo xam ne lii lu ñu rafetlu la ñun kat il faut ñu boole suñu doole xam nga li Sénégal di wax bokk ndey ak baay jublu xeex ak ki nga xam ne mooy mbas mi loolu lu rafet la woon te it lu war la woon parce que ba tey la loolu waroon a gën a baax tey la loolu waroon a gën a neex waaye ñuy dem premier jour yi liñ gis xam nga li ñuy wax liberté fondamentale yi dama am solo mais dóor yi doon dóore dañu tiit ñu ne naka nga mun dañ bokk ndey ak baay mais en même temps ñu génn premier jour yi rek ñu dóore yu metti heureusement bi ñu defee ay communiqué ak communication Aly Ngouille Ndiaye daal di génn benn communiqué daal di ne dana def ay enquête nañ bàyyi dóor yi et cetera donc loolu ba tey ñu koy rafetlu ñu gis mbir mi xawoon na mel ni lu wàññeeku waaye li ñu gisaat bi ñu duggee ba ci biir parce que boo jëlee liberté yi rek nga confiner leen liberté yi nga confiner leen nga jël yenn organes yi am solo nga xam ne bu crise amee sax ak nu mu mënti dem war nañu mën a di génn di wax di contribuer ci crise bi muy assemblée nationale confinée alors li ñu gis nag mooy foofu aussi mu am une espèce de personnalisation du pouvoir boo xam ne dafay gën a dem rek. avec la loi d'habilitation. avec la loi d'habilitation. et aussi avec comment dire une législation d'exception. mënuloo wax mënuloo truc te dafa mel ni dafa gën a aggravé ak léegi. alors on se demande mais attends et puis gis naa Guterres wax ko Antonio Guterres dafa ne bu ñun ñi profiter ci mbas mi ak situation mbas mi
droit yeeg liberté fondamentale yi nga xam ne moom la ñun ci am yépp ñu daal di ci toog te loolu nag dafa mel ni tamit dañ ci toog tey parce que tout de même jigéen ñi génn yoruñu ngànnaay yoruñu dara image bi ma gis ak ni leen jàppee ak ni leen dugalee ci kaso yi bàyyi leen fa ñii ñu ngi feebar ñii ñu ngi jabet te ñu war a dem toppatoo seen kër génnewuñu leen loolu dëgg-dëgg problème la te et puis ak arrestation yu bëri yi nga xam ne moom la ñuy gis brutalité policière bi ma gis fii ci temps yi mosuma ko gis man dama toog xool ma ne ak engins yi ak matériel yi ñuy indi fokk ñu def attention ci suñu image parce que dañu war a nekk une société de négociation dañu war a am une pédagogie su ko defee du ñu am violence buy indi violence xam nga violence léeg-léeg day indi violence waaw man ça m'a beaucoup naka laa koy wax jaaxal na ma choqué tey rek bi may dem foofu pour nga dugg rek boo gisee li ñuy def même boo dëkkee foofu sax problème la il faut foofu mooy kër Ousmane Sonko. kër Ousmane Sonko. oui. xam nga li ma gis daal mooy ñii di politiciens yi mu ne opposition du pouvoir li nga xam ne moo waroon a am. oui. mooy ñu jàppante nawle bañ a jàppante yenn xiiroo yi te loolu tam gis naa ko ak ni mu mettee il faut ñun africains yi tey ñu xoolaat nan la ñuy def politique ba nga xam ne. sa nawle ki nga xam ne sa nawle la mu ne opposition mu ne pouvoir ngeen am ay relation yoo xam ne ay relation de respect la mu am ay relation yoo xam ne dafay am yërmande bu fekkee ne yow yaa yore doole ji mu fekk mu am ay relation de respect réciproque même bu fekkee ne yoroo doole ji ak ni ngay waxee ak ni ngay kiyee sinon crise démocratie bi nga xam ne moom la ñu am xam nga dañu mel ni suñu démocratie dafa am rhumatisme bu chronique bu metti ba pare nag histoire dab ñu ñun ñii ñëpp ñoo nekkoon ci assises nationales yi liggéey ci liggéey bu wér boo xam ne defuñu ko woon parce que problème bi ñu am nii tey ñu ngi ko am depuis Senghor. oui. c'est-à-dire que système bi nga xam ne ni ñu ko waroon a changer huiler ko muy évoluer di dem assises yi indi solution yi ñu jël ko teg ko fee léegi assises daf ñu rattrapé parce que xamatuñ fu ñu jëm. alors que assises yi feuille de route la woon. alors que assises yi ñu bari signé woon nañ ko. voilà ñu bari signé woon nañ ko dugg nga ci daanaka dugg nga ci débat bi dama bëggoon def benn tour de table rapidement rek pour première analyse ci mbas mi mais dugg nañ ci biir débat bi mais rapidement Abdou Aziz Diop ma ñëwaat ci mbas mi avant de revenir ci point yi nga xamante ni Alioune Tine yëkkati na ko lan nga jàngat. ci ak li nga xamante ni dund nañ ko ci ay jafe-jafe yu metti. waaw jërëjëf Chérif gannaaw bi ma dégloo Soxna Penda. déglu Alioune te itam def taxaw seetlu ci sa laaj. ak ni nga ko laajee dafa am loo xam ne nii suñu ci bàyyiwul xel danañ dem ba jëmmi jamono parce que li ñuy ñaan mooy ñu génn ci mbas mi. daanaka man dootuma commencé sama waxtaan ak ci débat bu ma mën a bokk ak mbooloo moo mën a bokk te ñaanuñu ñaan gi mooy mbas mi bàyyiwul kenn. benn wax na ko. dafa wër àddina dafa wërngal këpp wax jafe-jafe yi réew yi am doole am boo leen méngaleek réew yu amul doole ci wàllu ni leen mbas mi gàllankooru ko sax réew mu mel ni Sénégal loolu su wéyee am na jàngat boo xam ne nii bu ko fi àddina bi deful àddina bi laa yëpp laa wax de te Sénégal du des gannaaw ci njàngat bi moo di nii dafa mel ni doomu jàngoro bi nga xam ne ni moo gàllankoor jamono. dafa am lu mu nangalu tulul jamono. am na loo xam ne nangatul jamono tëdde noonu. àddina ni mu tëddee ni muy doxe dem beeg dikk bi demalanteeg dem dikkalante bi ni mu tëddee ci àddina. mel na ni doomu jàngoro bi di jaamu ki nga xam ne ni mooy boroom ñëpp. mel na ni am na lu mu nangootul ci ni ñu tëggee doxalinu jamono. bokk na ci li mu nangootul ci ni ñu doxalee tëgginu jamono mooy mel ni mbas mi nanguwul benn mbooloo benn kuréel benn daje boo xam ne nii farata lalu ko mais dafa mel ni daal ci wàllu ku gëm dafa mel ni lépp lu farata lalul te muy indi jaxasoo
dafa mel ni mbas mi daf koy bañ. boo defee taxaw seetlu ci loolu ma wax boo jëlee réew mel ni Israël nga xam ni tey wax nañ ni vaccin ba def na fa ay lu am solo. ci xeex mbas mi. ba daanaka mbas mi dellu na fa gannaaw ba ñu am yaakaar ci ni vaccin yi suñu sukkandikoo ci la xew Israël. am na jeexital ci askan bi bu fekkee ni jaarale lañ ko yoon te ñu jëfandikoo. tey jii presque la moitié de la population israélienne vacciné wu nañu. tout à fait. waaye Israël lu jiitu mu agsi fii mu agsi tey ñu koy rafetlu dañu gis ni jamono boo xamee ni ubbi nañu boîte de nuit yi ubbi barab yi nga xam ne ni nit ñi dañ fay jaxasoo te lañ fay jëfandikoo mën na ñàkk ci dundu doomu aadama. dañu gis ni mbas mi dafay dellusiwaat ak doole donc am na jàngat boo xam ne nii fokk ñu def ko du caagi nag rek nga gëm wala nga ñàkk a gëm mooy àddina bi ni mu tëddoo ak ni ñuy jaxasoo te farata lalu ko. mel na ni mbas mi du ko nangu te buñ ci deful jàngat. danañ àgg jamono boo xam ne nii leneen dana feeñ loo xam ne nii bu ko rogee pexe ak jumtuwaay yu ñu jël ci lii xëy na sax bu ko rogee duñ ci mën a àgg. ndax dana ëpp doole ba. dana jéggi dayoo. léegi nag su ma ci dee def jàngat ci Sénégal gannaaw bu ma waxee loolu. waaw gannaaw bu ma waxee ni nañu bàyyi xel ci mbooloo yu dul farata. dafa mag mu baax Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu. dafa wax ci dundam ni jàngoro garab. saafara. bu dee jur jàngoro. nañ ko bàyyi. nee na bépp saafara buy jur jàngoro nañ ko bàyyi. xam nga Sénégal état bi dañu jëloon tëralin ni yenn daje yi donte daje yi diine lañu nañ ko fomm ba jëmmi jamono teewul ay daje yi diine am te ñu diingat état ni ko waaw yow yaa ni bu daje diine daje sàngam am parce que mbooloo mi day tax mbas mi du fi jóge te nga bàyyi yenn daje yi am ci yenn kër yu mag yi. waaw lu waral loolu. man ba loolu amee fi sama xel dellu mooy le Cheikh El Hadji Malick waxoon ni saafara bu dee jur jàngoro dañ koy bàyyi. parce que am na fu boo leen nee lii doo ko fi def tey dana jur jéye joo xam ne nii la nga doon saafara. la mu jur moom moo gën a jéggi dayoo. loolu bu wéyee damay wax ni xam nga politique bu baat bi jibee rek ñëpp li ñuy gis mooy jongante. tibbante tànk. tamante ndëm ŋàññi moo ko tax a jóg xam nga lu tax parce que benn fauteuil la boo xam ni kenn ciy toog te ñëpp a ko soxla loolu moo indi boo tuddee baatu politique rek foofu la xel yi dem fekk na politique gën na soli loolu fuuf loolu mooy li gën a ñàkk fayda ci politique. xam nga lu tax ma wax ko li nga tudd mbas mi moo tax ma wax ko. xam nga boo gisee ñuy wax ci mbas mi ñëpp mbas mi dafa jaar fii ñu jaar fële. xam nga lu tax. parce que taxaw seetlu bi ci war ak nañ ci war a waxe wuñ ko dafa am benn xeetu xam-xam bu am solo waaye bu tumuraanke ci àddina bu ñu tuddee épidémiologie politique maanaam épidémiologie boo xam ne nii day jur politique épidémiologie politique xam nga dégg goo ko ci Sénégal. ba mbas mi jibee ba léegi réew mu mel ni France. di réew moo xam ne réewu gëstu la réewu xam-xam la déggoo fa épidémiologie politique États-Unis déggoo fa épidémiologie politique Allemagne dañ ko corfati rek bàyyi parce que fa mu juddoo moo tax ma nga juddoo Irlande épidémiologie politique xam nga la mooy épidémiologie politique. dama koy wax ci tubaab firi ko ci lu gaaw ci wolof. Épidémiologie politique c'est l'ensemble des processus politiques et bureaucratique pour ne pas dire administratif relatif à l'information obtenue à partir d'études épidémiologiques maanaam mënoo wax ci mbas mi te defoo taxaw seetlu ci tolluwaayu mbas mi te ñi ci def taxaw seetlu ci tolluwaayu mbas mi ñu ràññee la yu sañ a def taxaw seetlu ci tolluwaayu mbas bi muy étude épidémiologique buñ ca jógee ñoom